ci vidéo tey bii dañuy ñëw ci rumeur bi nga xamante ne ci jamono ji may wax ak yow mooy secoué ci réseaux sociaux yi te muy effectivement le premier ministre ci réewu Israël muy Benyamin Netanyahu moom moomee lañ wax ne dañ koo sànni ay mbell ba mu jaar fa daal di faatu effectivement mu nekk benn information boo xamante ne ma gën a préciser nekkagul lu officiel mais dafa nekk ay rumeurs yoo xamante ne ñi ngi koy wax fii nag attention nekkul seulement des rumeurs mais nag am na ci ay rumeurs yoo xamante ne dañ koo teg ci ay sukkandikuwaay donte ne itamit sukkandikuwaay yooyu noonu kenn ku nekk ci ñun mën na koo jàngat effectivement nag loolu mooy objet wu bi la vidéo. La nuit dernière, les Iraniens ont frappé la maison de Benjamin Netanyahou. Ils ont tué son frère. Ils ont frappé la maison de Ben Gvir. Il est gravement blessé. Il pourrait ne pas survivre. L'Iran va commencer à éliminer la totalité de la direction d'Israël. C'est la réalité de ce conflit. bala may ñëw ci est-ce que bi la information wër na wërut j'aimerais bien ñu def un peu chronologie ci lan moo waral coow li bi nga xamante ne moo ci njëkk moo di des spéculations maanaam ay coow yoo xamante ne dafa tàmbalee judd bàyyi ko ci mbaali jokkoo yi deuxièmement moo di des informations yoo xamante ne dafa jógee ci camp adverse bi effectivement mu nekk des médias yoo xamante ne ay pro wu Iran lañ bi nga xamante ne moo ko ñetteel mooy vidéo bi nga xamante ne moom ngay gis nii mu nekk benn conférence de presse boo xamante ne le 12 mars bi nga xamante ne moo weesu ci la ko le premier ministre bi def mais nag ci vidéo bi dafa am yoo xamante ne nit ñi ngi ko ciy seetlu bay njortu sax ne est-ce que nekkul benn vidéo boo xamante ne liggéey nañ ko ci intelligence artificielle nañu ko tàmbalee ci mbaalu jokkoo yi le premier mars bi nga xamante ne moom lañu weesu lii ngay gis nii ci écran yi dafa nekk des informations yoo xamante ne dañoo commencé woon doon ko jàllale ci Facebook di wax que ni moom premier ministre bi dafa faatu wala boog dañ koo faat ci ay mbell yoo xamante ne dañ koo sànni beneen bi nga xamante ne moo ci topp muy ci bésu le 2 mars bi nga xamante ne moom lañu weesu Times of Israel dafa fësal ci benn information boo xamante ne mi ngi jóge ci benn porte-parole militaire via agence semi-officielle iranienne li nga xamante ne moom la ñu wax moo di dafa am benn mbell boo xamante ne Iran daf koo dóor ci fi nga xamante ne foofu la bureau premier ministre nekk ci réewum Israël ginnaaw bi nga xamante ne dóor nañ mbell ya itamit dañoo njort ne ci jamono ji nga koy dóor premier ministre ma nga fa ginnaaw bi nga xamante ne dóor nañ ko itamit fa la jaar daal di faatu. La nuit dernière, les Iraniens ont frappé la maison de Benjamin Netanyahou. Ils ont tué son frère. Ils ont frappé la maison de Ben Gvir. Il est gravement blessé. Il pourrait ne pas survivre. L'Iran va commencer à éliminer la totalité de la direction d'Israël. C'est la réalité de ce conflit. Israël a joué le jeu du changement de régime et ce sont les Israéliens qui vont payer le prix le plus élevé. Les Iraniens ne portent plus de gants. Ils les ont enlevés. Et ils arrivent à main nue. mais ginnaaw bi nga xamante ne bii nii information génn na itamit bureau moom ci boppam génn nañ weddi information bi nga xamante ne moom lañ wax mais nag yemul foofu ci bésub le 10 mars le Jérusalem Post moom itamit dafa génn wax na lii dafa nekk ay information yoo xamante ne parce que bu ñu wax guerre nekkul ay mbell kese la ñuy tiire mais ni ñuy tiiree mbell di ci gagné ci wàllum guerre noonu itamit la ñuy utiliser des informations wala ay xeetu propagande pour di ci mën a gagné itamit benn sympathie populaire li nga xamante ne nag moo waral coow li ci dëgg-dëgg moo di ci bésub le 12 mars bi nga xamante moom lañu weesu bi 19h55 jotee bu ñu jëlee bànqaasu taskatu xibaar bi nga xamante ne moo di Reuters effectivement mooy image yi nga xamante ne moom ngay gis ni ñu ne c'est le premier ministre mais fii nag li nga xamante ne moo di mooy problème moo di dafa am ñu wax ne dañoo gis ci moom juróom benn baaraam comme ni nga xamante ne noonu la ko intelligence artificielle di defee léeg-léeg ci vidéo yi may def ci série en wolof dañuy gis benn personnage boo xamante ne dafay am ci lu toll ci juróom benn baaraam בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית השגנו הישגים עצומים הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון וגם מעבר לו. ההישגים הללו מבססים את מעמדה של ישראל כמעצמה חזקה מאי פעם. donte ni itamit ma gën a préciser am na ci ay doomu aadama yoo xamante ne ni leen suñ borom bindee naturellement seeni baaraam mën na ëpp juróom c'est-à-dire mën nañoo am ba juróom benn baaraam mu nekk loo xamante ne lu existe la mais nag bu fekkee le premier ministre israélien dafa nekk loo xamante ne lu évident la kenn xamewu ko muy am juróom benn baaraam man nag su ma waxee naturellement bi nga xamante ne xool naa vidéo bi man personnellement gisuma fi juróom benn baaraam mais am na ci ñoo xamante ne wax nañ ne effectivement baaraam yi ëpp na juróom benn mais bi ma ko xoolee ba xoolaat ko gisuma ko yemul foofu mais bu fekkee ne xool nañ gémmiñ gi am na ñoo xamante ne wax nañ ne léeg-léeg buy wax bëñ yi day feeñ léeg-léeg buy wax itamit bëñ yi dafay nëbbatu effectivement mu nekk loo xamante ne nit ñi ba tey dañ ko seetlu. מול הכוח של אויבינו הוא המפתח להבטחת קיומנו. איומים עולים ואיומים יורדים. אבל כשאנחנו הופכים למעצמה אזורית ובתחומים מסוימים למעצמה עולמית
vidéo bi ngay gis ni kii dañoo wax ne dafa nekk benn personnel boo xamante ne dafa bokk ci gouvernement bu Amérique dafa toogoon doon def benn interview ak journaliste bi muy def interview ci lañ ko woo mais nag dañ doon wax effectivement loo xamante ne dafa xaw a concerné lu jëm ci wàllu guerre bi nga xamante ne loolu am na ñu daal di koy woo pour mu war a wuy ji le président mais fii li nga xamante ne moo jur coow moo di laataa muy dem di wuy ji président bi daf doon wax boo xamante ne bu naturel la mais nag bi mu demee ba ñëw dafa commencé buy wax di dër wala buy wax mel ni daanaka li muy wax comprendre ko wala sax daf ko ragal. I listened to you on the. The president wants you. Sorry, the president wants you right away. Oh, okay. Okay. No problem at all. See you shortly, Mr. Secretary. You can work that in. Mr. Secretary, I have to say, it's a first, I'm sure, a last as well, that an interviewee's been pulled away to go to the Situation Room. How was the president? Was he stressed? No, the president is in great spirits. The Iranian mission is proceeding well ahead of schedule, and I have to tell you, Wilf, that I have a teenager who's considering military service, and I could give this team my highest compliment from President Trump. effectivement nag nit ñi jël ko daal di koy collé ci coow li loolu itamit moo waral ma daal di koy boole ci sama ay recherche fi nga xamante ne foofu laay tëjee vidéo bi nag mooy bu fekkee dañuy wax loo xamante ne dafa jëm ci wàllum guerre kenn ku nekk lépp loo xamante ne mën nga koy yëkkati pour xëpp ko ci sa adversaire moo xam des informations yoo xamante ne yu fausse lay doon da nga koy utiliser mu nekk li nga xamante ne moom la États-Unis d'Amérique utiliser woon ba dal ci réew mi nga xamante ne moo di Irak ba tey fii nga xamante ne foofu laay wax ak yow nii bu fekkoon ne dañuy poser question Amérique lan moo waral mu song réew mi nga xamante ne moo di Iran pour xeex ak moom bu tey Donald Trump mën na joxe bii cause bu subaa mu joxe bii cause bu ko neexee tamit mu xëy taxaw di wax naan maa gagné guerre bi mais bii dafa nekk loo xamante ne dama ko for ci wéew bay nekk loo xamante ne gën naa ci xuus ci information yi muy am na ñoo xamante ne dañoo wax ne moom premier ministre bi nekk na ci réew mi nga xamante ne moo di Allemagne ba sax am na ci ñeneen ñoo xamante ne dañoo wax ne donte ne mi ngi ci réewu Allemagne nekku fa di dund comme nit normal mais dañ ko tëj ca morgue. Écoutez, effectivement, plusieurs sources d'information nous disent que M. Netanyahou est actuellement en fuite, on pourrait presque le dire. En tout cas, il a déserté le terrain. On est surpris parce que on savait ce que serait le scénario même le citoyen de la rue, un peu informé, savait que attaquer l'Iran, eh bien, c'était forcément aller à un échec, même un échec militaire. À l'évidence, l'Iran est un morceau beaucoup plus gros. Effectivement, nag mu nekk loo xamante ne ce sont des spéculations donte ne itamit il y a d'autres informations yoo xamante ne j'espère que bokk na ci gën a am solo rawatina bu fekkee dañuy wax loo xamante ne dafa jëm ci wàllu impact économie bi guerre bi am ban njeexintal la mën a am bu ñu jëlee ci experts yu bari itamit ci jamono ji may wax yow nii taxaw nañ wax que ni États-Unis d'Amérique dina nekk loo xamante ne lu difficile lay doon ci moom que mu gagné bii nga xamante ne mooy xeetu guerre donte ne itamit liñ ci war a wax bari na incha allahu taala du ci ñàkk dinañ ñëw ci yeneen vidéo de remercier aussi yow mi nga xamante ne yaa seetaan vidéo bi du début jusqu'à la fin bu ko defee ma jox la dig daje ci sa beneen vidéo ak yeneen information yoo xamante ne dafa jóge ci wàllum situation géopolitique bi merci beaucoup